Amis chers internautes de Sunugal 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di am kontaante comme ni ñu koy defee saa su nekk teew nañ fii fas yéene def li nga xamante ni tey chaque le 31 décembre dañu koy amal muy fête donc ñu koy amal fii ci Sunugal 24 ñëpp di ci ànd donc muy travailleurs yi comme ni ñu koy defee suñu liggéeyee 365 jours dañuy jël benn jour bi nga xamante ni tey moom mooy 31 décembre ñu daal ci feetu waxtaan ci xoolaat li nga xamante ni tey jaar nañ ci année bi yëpp donc ak fi nga xamante ni tey fa la ñu bëgg a dem du ñàkk ne dinaa ci ànd ak ñu bëri nag ñoo xam ne si ni ñu ngi ci kër gi ak ñoo xam ne si ni également nekkuñu fii ñi ngi feneen donc dinañ ci ñëw ñu gën ci waxtaan gën a waxtaan aussi ci li nga xamante moom mooy Sunugal 24 gën ko xamale ak àdduna ñu xam ne structure bu mag la donc ki nga xamante ni moom moo di Mamy Ndiaye moom la bokkal plateau bi dama koy bàyyi mu daal di nuyoo ñu jàll ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan bi ak fête bi Mamy Ndiaye. maa ngi lay jaajëfal bu baax a baax Mahfous di nuyu mbokku téléspectateur Sunugal 24 yëpp di leen jaajëfal ñoom ñi nga xamante ne toujours rek ñoom ñoo safoo di seetaan suñu ay programme saa su nekk comme ni nga ko waxee fin d'année bi jot na ñi ngi koy defee chaque année ren ñu organiser benn fête invité ci ñi nga xamante ne ni ñoo fi nekkul mais ñi nga xamante ne ñi ngi ci biir kër gi tamit dinañu participer ci fête bi bu baax a baax dinañ waxtaan ak ñoom bu baax waaye laata ñuy tàmbali rek dañuy baalu ñëpp ak di baal ñëpp ak di wax ñëpp happy new year bonne heureuse année 2020 bi mu dem ak jàmm ak salaam 2021 dugg si ak ay xéwal yu bare bari bari ñu koy ñaanal ñëpp di ko ñaanal suñu bopp di nuyu PDG bi nga xamante ne moo nekk ci biir kër gi muy Aliou Top moom mi nga xamante ne du ménager benn effort maanaam pour rek ñi nga xamante ne mooy liggéey bi di baax ci biir kër gi ñu koy remercier moom aussi di ko ñaanal gudd fan wér at bi ñuy dugg beneen bi ñuy dugg liggéey bi gën a baax xéwal gi gën a yokk nga xamante ne ni Sunugal 24 dina jëm ci kanam ni ñu ko bëggee rek acca bi ngi noonu comme ni nga ko waxee foofu laa waroon commencé sax di baalu ñëpp ak di souhaiter ñëpp aussi bonne et heureuse année donc le 31 décembre Mamy xam naa ni baat bi xaw na suufee sax xam naa yi nekk ci ginnaaw moo tax xam nga yow njaayeer nga bu sànq ba léegi maa ngi lay seetlu mais yaa ngi bàyyi xel ci ginnaaw xam naa ni moom liñ ci gaañ ci bopp. maa yëg nga ni damaa woor ci suba ba tey. waaw ci suba ba léegi damaa woor. kon sa yow tey yow dina métti ci yow dina métti ci yow du yomb dañuy feetu nag ma xam naa ne après damay wax DG rek après mu jox ñu oto bi. dama bëgg nga xam ne ñu yàpp la ci rek xam naa ne yóbbu la sa kër. dañuy feetu te fête bi du doon lu ndaw ndax am nañ ay invité macha allah Bakaña war na fi ñëw kii nga xamante ne moo di Didi Diaw Diop moom aussi war na fi teew kon Sunugal 24 tey dara du yomb fête bi dafa nar a neex tey. donc ñun ñaar ñooy assuré première partie bi donc deuxième partie bi kii di Diarra ak nu mu tuddati Eva ñoom ñaar ñooy assuré li nga xamante moom mooy deuxième partie bi moom mooy ambiance bi donc comme ni nga ko waxee dinañ fi am kii di Didi Diop ak Bakaña donc dama lay bàyyi nga daal di nga annoncé ki nga xamante ni tey ji moom moo war a dugg ñu seq ak moom waxtaan ayca. dañuy daal di dalal suñu invité rek moom mu daal di moom it ñëw jàkkaarloo ak yow nga posé ko yenn question yi nga xamante ne mën nga ko posé comme ni nga koy defee d'habitude rek waxtaan ak moom ci at bu bees bi nga xamante ne war nañ ci dugg li ma lay ñaan rek Mahfous mooy 2020 bi bu ci sori jàpp ci rek non bul sori ci 2020 bi 2020 bi dafa bëri ay dégâts 2020 bi damaa bëgg ñu wax ci moom ba nga xamante 2020 bi duñ ci wax lu bëri duñ ci sori daal ndax dafa bëri ay dégâts dafa bëri ay musiba daal yu ci xew dafay daw sama yaram daal ayca ba léegi annoncé waxaguma kan mooy ñëw kan moo war a ñëw kan moo war a ñëw borom kër gee war a ñëw yow borom kër gee war a ñëw PDG moo war a def discours PDG Eureka Business Group laa lay wax tegal nii nga xam ne si nii moom moo ëmb Sunugal 24 waaw lenn dinaa la ko xamal dana wax ba wax lu mu war a wax te waaye Macky Sall dina ñëw Sunugal 24 ren man loolu gëm naa ko xam nga tax ma wax loolu lu tax waaw Aliou Top dafa nekk nit koo xamante ni dafa bëri maanaam ay pàcc yi mbokk comprendre te Sunugal 24 dafa nekk kër gu nga xamante ne nii ci li muy participer ci réew mi bari na lool ci li nga xamante ne mi ngi koy liggéey ci réew mi bari na lool maanaam amuñu parparloo boo seetloo amuñu parparloo loolu la PDG bi woote képp ku fi ñëw boo duggee bureau loolu la njëkk a wax donc bu toogee fii war a def discours année 2020 ak 2021 narta yomb de ba bàyyi ko mu ñëw rek narta yomb donc dañ koy ma bàyyi la nga jàkkaarloog moom ndax xam naa moom mënumaa jàkkaarloog dañu koy dugal moom Aliou Top mu nekk président directeur général bu Eureka Group Business donc mu nekk mu ëmb lii di Sunugal 24 donc ci groupe boobu la Sunugal 24 bokk dañu koy bàyyi mu daal di installé wu ñu daal di waxtaan ak moom ci li nga xamante ni moom moo di liggéey bi durant toute cette année ñu ànd ko ak moom muy liggéey boo xam ne si nii liggéey bu yombul woon donc ñu mëne ko ba egsi fii tey donc dañ koy bàyyi mu daal di nuyoo DG ñu ngi lay nuyu.
maa ngi lay fay nuyoo Cheikh Mafou di nuyu également ñi nga xamante ni ñoom ñoo ñu may doole mooy internautes yi nga xam ne ñoom ñoo ñuy suivre saa su ne di nuyu également suñu wëllëre man ak moom seq nañu lu bëri muy nit ku nga xamante ni ku ñu naw la ci métier mi nga xamante ni moom la ñuy def journalisme su ma ko waxee xel yi war nañu mën a dem ci Amadou Kanouté xam ne dégguma woon sax journal ba mu doon présenté mais tellement nam ko doon defee ak professionnalisme bi ba doon tax ma toog di seetaan journal RTS ba mu jeex mu nekk ku nga xamante ni day liggéey au ministère de la communication vraiment ñu ngi rafetlu teewaayam fii ci li nga xamante ni moom mooy fête bi ñu def c'était pas évident parce que bi ñu ko déplacé wooyu yàgg na toog na fi lu yàgg it xaar ñu vraiment ñu koy remercier ci disponibilité bi alors vous avez fait un travail fou cette année comme Mahfou qui gérait également nos vidéos mais le taf a été tout le temps correct parce qu'il y avait Moustapha également qui coachait si rédaction bi tout le temps mais aussi mën nañu wax un travail so bigger avec innovation yu bëri parce qu'il y avait également Biggy qui travaillait tout le temps sans relâche ci yenn mbir yi mais tout le temps mbir yi mosul nekk en bas parce qu'il y avait tout le temps Libas qui allait sur le terrain pour mu jëlee ay vidéo indi alors tout le temps sens humoristique bi tout le temps gars yi duñu di nekk di stressé wu parce que y a tout le temps jaw faraw ma jaw xeer mi nekk ci wet gi di ñu li mais bon lenn musul ñu rëcc ndax Eva mu ngi fii di veiller tout le temps ci information yi mais Sénégal dañuy am mbégte bu baax parce que on a Cheikh Ahmadou Bamba mais quand on a Cheikh Ahmadou Bamba c'est parce qu'il y avait Mame Diarra on a également dans la maison Mame Diarra qui fait son excellent travail je ne dirais pas Mami mais parce que y a Mami également qui fait un excellent travail ci liggéey bi mënuñu wax également te duñu leerlu ci lu bëri parce que aussi am na oustaz Thioune mi fi def leerlu tout le temps ñu koy remercier doonte nekk fii mais suñu waxee Sénégal ñu xam ne y a énormément de nabiens donc sang bu mag bi Djilani nekk fii di def également liggéey bu am solo ci Ahlou Nabi mënuñu wax également te tudduñu ki nga xamante ni c'est l'infatigable ku nga xamante ni chaque jour moo ngi ci Mamadou Dóor waar comme son nom l'indique chaque jour mu nekk ci waar wi di dóor tout le temps franchement ñuy remercier ñëpp ñu nga xamante ni ñoo jàpp ci liggéey bi au passage également ñuy nuyu di ko féliciter Ama dont il n'est pas là qui fait aussi un excellent travail dans ça mais également ñu nuyu ki nga xamante ni moom mooy Mbayang Thiam donte teewul également ci fête bi qui travaille avec nous donc mënuma lim ñëpp mais pour dire aux internautes ni nga xamante ni gars yi ñu ngi koy liggéeyee ci kër gi ba nga xamante ni tey moo tax ndonte année bi at la mu nga xamante ni at mu doyoon waar la at la mu nga xamante ni daanaka pour nga def sa liggéey comme ça se doit dafa woon jafe mais au moins chaque jour ñu dugalal leen 10 11 ba 13 vidéos c'était pas évident ngay def production interne ak externe ak conditions yi nga xamante ni moom la réew mi doon doxee et comme dañu am benn kër gu nga xam ne dafa am particularité ci li ñuy ne liggéeyee nekk moo tax it mu am doxin mu nga xamante ni doxin bu exceptionnel la donc ñu nekk nday ji seex aussi te day njaaxaanaay xam ne information moom foo mënti nekk dinañ ko dem wëri alors au passage man damay remercier bu baax au fond du cœur nekku fii sama soxna la madame Top nga xamante ni jàpp naa ne moom ni mu considéré Sunugal 24 nekkul sax man noonu laa ko considéré parce que moom jàpp na ne Sunugal 24 si lay xëy si lay gontu ba information moo xamante ni jaarul Sunugal moom du ko gis et puis nit la moo xamante ni à chaque fois mu ngi sama côté di ma jàppale ci liggéey bi nga xamante ni moom laay def mooy taxit ba ñun ñëpp ñu mën a yegg fi nga xamante ni fi la ñu yegg namu naa ceebam yu neex ya ndax gëj nañu ko bàyyi la ñu tey moom tout est permis tout est permis mën nga wax la xam naa ne xaw ma ñan ñoo lay summi moom mais xam naa ne tey moom boy ji bi sa veste bi doo ko yóbbaale xam naa ne Macky Sall ak gars yooyu ñoom ñu sant Sall ak Ndaw moom dañuy xaar tuuti rek
su ma paree ñu door a ñëw seet si ma amul problème. ñu mën a def ak ñoom ay affaire comme ni nga ko waxee ah donc loolu moom mooy équipe Sunugal 24 donc mooy ñi nga lim noonu donc si sama njëlbeen wax da dégg ngeen ma ni Sunugal da nekkul loo xam ne si ni structure bu ndaw la donc parce que ñooñu mu fi lim ñëpp tey ñoom ñooy Sunugal 24 donc nag ñu mënee liggéey bu am solo donc di ci profité wu également di leen remercier ñoom ñëpp ci année bi aussi di leen souhaiter bonne et heureuse année donc mi ngi noonu donc xam naa ni DG dañuy ñëw ci li nga xamante moom mooy Sunugal 24 parce que tey moom moo ñu dajale donc bien que ñu ngi koy defee le 31 décembre donc occasion la pour ñu daje waxtaan gën a xamante gën a saafonte donc daf ci am solo alors boo ñu doon tënkal Sunugal 24 donc ci xam naa du yomb parce que Sunugal 24 fi mu jógee xam naa ni sori na trop mais nga tënkal ñu ko rek tey Sunugal 24 fi mu jaar tey ba egg si fii ñu koy dégg si àdduna bi yëpp. en tout cas bon dina am ay ponk yu nga xam ne dinaa ko wax rek mais dina bëri aussi lu nga xam ne dinaa ko tëb. alors Sunugal 24 nañu jàpp ne benn service la ci entreprise bi nga xamante ni ñu ngi koy gérer donc benn département la société bi mu ngi tudd Eureka Business Group mooy société bi nga xamante ni moom mooy édité tey journal bi di Sunugal 24.net Sunugal 24 moom moo nekk ci département bi ñu tuddee ñun REFCOM mooy référence communication alors quand on dit communication donc ëmb na lépp moo xam information la wala communication d'entreprise ak yeneen alors mu nekk site bu nga xamante ni ñu ngi ko créé en 2015 fin 2015 novembre 2015 donc lancé officiellement site bi le 28 novembre 2015 mais créé nañ ko benn avant loolu mais nekkoon ci ay yitte ak ay planning yu nga xamante ni c'était pour ñu mën a xamale ne site web bi ak réew mi donc boo xoolee 2016 ba tey jii ñaata at moo ci dox depuis boobu nga amul kenn ku nga xamante ni jaar nga fi te defoo fi liggéey bu mucc ayib bu nga xamante ni permettre nga adduna bi xam li nga xamante ni moom mooy Sunugal 24 mais ci équipe yooyu yëpp jaar fi équipe bii fi nekk actuellement dafa bokk ci équipe yi nga xamante ni dañu gën a ràññeeku gën a professionnel ci liggéey bi nga xamante ni def nañu ko donte conditions yi nga xamante ni ñu ngi ko doon liggéeyee aussi wute na c'est-à-dire ci début bi ni mu commencé ba ni mu toll fii daanaka ay jaar-jaar la yu nga xamante ni yu xaw a métti la parfois mais très souvent quand on est entrepreneur dañu xam ne y a des hauts et des bas alors même booy voyager sax yoon bi bu yàggee léeg-léeg mu tàng léeg-léeg mu sedd léeg-léeg nga yëg ci montagne léeg-léeg nga dugg ci xur léeg-léeg nga voilà nga xiif léeg-léeg nga mar léeg-léeg nga lekk ba suur noonu la àdduna di doxee ñun tamit en tant qu'entrepreneur ñu xam ne li nga xamante ni moom la ñu nekk di def tout le temps parfois day am des hauts et des bas et puis ñu nangu ko xam ne suñu objectif moo nekk informer les Sénégalais juste et vrai et que ci loolu la ñu nekk et que ñu gëm ni downgrade bokkul ci suñu li ñu bëgg mais tout le temps upgrade mooy que ni ren en 2020 malgré tout jéem nañu def ba nga xamante ni romb nañu fa ñu nekkoon en 2019 te it noonu la ñu bëggee ba nga xam ne 2021 dañuy demaat ci kaw 2022 et cetera ndax ñeneen ñi nga xamante ni ñoom it ñoo nekk ay sénégalais comme je dis très souvent et que ñun ñëpp esprit boobu la ñu am bu dee kenn nit moo ko commencé woon ba tey ñu nekk 12 13 14 suba kenn ku si nekk na fexe moom itamit mu liggéey lu war a tax yeneen 14 personnes doole ko ci ñu continuer di ko def noonu ba nga xamante ni képp ku jàng métier mi nga xamante ni ñun si la ñu nekk ñu mën a nuñ lay dugalee nuñ lay gunge. mais entre temps Sunugal 24 formé na fi ñu bëri. ñu nga xamante ni bi ñuy ñëw amaana la ñu nekk tey di def amul luñ ci xamoon. mais tey dañu bokk si ñu nga xamante ni ku leen gis di nga leen naw wekk leen ci ponk ak sopp ak mën seen liggéey ba nga xamante ni ñu ngi koy def. te yeneen këru tasu xibaar yi nga xamante ni sax tey jii fa la ñu nekk ñoom tamit ñu leen di nuyu di leen wax it ne adduna bi li ko tubaab bi waxee rek vouloir ci pouvoir te que looy def ànd ci gëm boole ci jom te jiital lépp nag éthique ak déontologie ci lépp loo mënti nekk moo xam métier moo mënti nekk ñaar yooyu noonu loo war a sàmm la loo war di mën di nekk di ci veiller chaque jour la ndax fu éthique amul déontologie amu fa liggéey boobu ak loo ci mënti def yàgg-yàgg day indi ay musiba yu nga xamante ni di ko jaar te tey
dañu nekk li def Sunugal 24 le premier média sénégalais sur le web c'est vraiment cette force-là. Voilà. Donc c'est cette force comme li mu ko waxee mu nekkoon année boo xam ne si nii tamit nekkoon na année bu bëri coow ci ak coronavirus donc bi mu ñëwee sax ñu bëri am na kër yu bëri yoo xam ne si nii daanaka xaw nañu wàcc. ci wàllu li nga xamante ni moom mooy productivité. donc yow bi ñu ñëwee nga am ak engagement boo xam ne si da nga ne noonu nañu adapté ak li nga xamante ni moom mooy lii di coronavirus. donc ñu bëri doon def ay télétravail ñun ñu doon ñëw di liggéey si di respecter aussi mesures barrières yi donc dañ ko doon respecter mais amul lenn loo xam ne si nii tey impacté woon na ko. wala ci suñu côté productivité parce que engagement bi nga amoon nga ni non coronavirus mi ngi fi mais nañu liggéey. comme si nekku fi mais tout en respectant les mesures barrières. donc dañuy pour bañ la téye lu yàgg dañuy ñëw ci perspective yi nga xamante ni moom la ñu am pour 2021. ak li nga xamante ni moom mooy Sunugal 24. alors 2020 bi dañoo fixé woon benn objectif am 20 sur 20 malheureusement demeewul noonu malgré tout quand même du xam naa bu année bi doxe woon nu mu waroon doxee 20 sur 20 yi mën nañ ko romb mais 2021 bi perspective yi bëri na parce que déjà année la bu nga xamante ni day nekk année d'investissement et de production si ñun déjà ñu ngi commencé di liggéey ci projet yu bëri yu nga xamante ni bu ñu ko wanee Sénégalais yi dinañ xam ne dëgg-dëgg la ñu nekkoon di réfléchir bi ñu ko génnee ñoom dinañu ko accepter donc année bii daal di ñëw nañu jàpp ne année de production lay doon année la bu nga xamante ni année d'investissement lay doon donc mën nañu xaar ay innovation yu bëri parce que kii di nouvelle année di nouveau objectif et cetera donc objectif yooyu noonu bokk na ci loolu mais gën a it élargir kër gi gën ko yaatal ci say côté yëpp gën a renforcer également équipe yi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk ba liggéey bi ni ñu ko bëggee mu doxee noonu donc loolu mooy daanaka perspective yi mais xam naa nañ ci waxtaan ci réunion yi ñu faral di amal. dëgg la xam naa Aliou kon du ma la téye dama lay bàyyi rek nga daal di def sa kàddu boo xam ne si nii tey moom ngay tëjee ñu mën a dugal ñeneen ñi nga xamante ni yeneen invité yi nga xamante ni ñu ngi fi tamit toog fekke fête bi. alors sant ak gërëm képp koo xamante ni yaa ngi topp di ñu suivre di leen wax ne information bu wette wóor kenn du leen ko waxati. sunugal24.net la. di sant gërëm également ñëpp ñu nga xamante ni ñu ngi jàpp ci liggéey bi de près ou de loin di remercier également équipe bi nga xamante ni ñoom ñoo fi nekk di liggéey guddeeg bëccëg ngir lu jëmale kanam aussi Sunugal 24. aca mi ngi noonu président directeur général bu Eureka Business Group moom la ñu doon àndal noonu ci waxtaan bu am solo bi nga xamante ni wax na ko fii donc ngeen déglu ko ci début Sunugal 24 mu nekk liggéey boo xam ne si ni liggéey bu rëy la pour ñu egsi fii nga xam ne si ni tey ji egsi nañ fi donc Mamy dégg nga DG Aliou li mu wax. donc la ci wax bettu ma waxoon naa la bu toogee fii képp ku ko déglu rek sa xol dina sedd. ci li jëm ci 2021 bi dégg nga nee na objectif bi ñu fixé wu woon 2019. yàlla dafa dogal ni atteindre wuñu ko mais li tax atteindre wuñu ko man gëm naa ni coronavirus beeg waral. ndax li ñu dal. amaan na dal nañu bari ci àdduna bi yëpp. donc incha allah 2021 non waxuma la 20 sur 20 boobu sàgganee 100 sur 100 la ñuy am. 100 ndax gëm naa loolu 100 sur 100. xanaa déggoo li mu avec moom mën nañ am sax. 200% pourquoi pas. day am dafay am incha allah. dafa wax sànq lu am solo mu ne kër gi ñi muy formé bari na man mi toog. ci ñu Sunugal 24 formé laa ko bi may ñëw ci kër gi xaw ma dara. tey jii lépp loo xamante ne xam naa ko ci wàll wi ñu nekk nii. mën naa ne Sunugal 24 fii laa ko xamee moom mu jàpp ci bu baax a baax ak ñeneen ñoo xamante ne fekkoon naa leen fii. donc dama koy remercier moom aw ma fayam moom Aliou Top fu ma toog dama koy wax sama baat ci kaw aw ma fayam parce que li nekk ci man tey bokk na ci ñi nga xamante ne ni ñoo ko si def. ci deful 80% dina ma jaaxal. te bëri na ñoo xam ne si ñi tey bi ñu fiy ñëw daanaka wàllu média xamuñu si lu bëri te bi ñu fiy jógee jëlee nañ fi xam-xam bu bëri ba foo xam ne si ni dem nañ fa di pour liggéey boobu rek dañ koy defee comme ni mu waree. donc nekk na loo xam ne si ni tamit luy contribuer ci formation wala ci jox ñenn ci métier ñi nga xam ne si ni tey bëgg nañu métier soit muy caméraman muy technicien comme koo xam
xam ne si ni tey journalisme lay def te am na ñoo xam ne si ni ay école ñu fii ñëw sax di def ay visite parce que fan yi passé rek gis nañ ay écoles yoo xam ne si ni ñëw nañ fi di def visite di xool fii ñu ñuy envoyé ay stagiaires ñu leen di jàppale si seen wàllu formation donc loolu aussi am na solo am na solo bu baax a baax mooy yaatal bi mu wax sànq rek moom dafay yaatal te kër gi incha allah dina gën a yaatu ba ñëpp xam xaj ci bu soobee yàlla loolu moom gëm naa ko mais Mahfouz dafa mel ni suñu invité yi dañu xaw a bari dañuy daal di jàll suñu invité bi ci topp muy monsieur Amadou Kanouté mu di wëllëre ki nga xamante ne ni moo di PDG dama koy rek daal di cédé place bi moom mu ñëw nga waxtaan ak moom Amadou Kanouté waaw moom moo fi teewal ministère de la communication donc moom moo yore lépp loo xam ne si nii wàllum journalisme média communication foofu ci ministère de la communication bi nga xamante ni Abdoulaye Diop moom moo ko jiite dañ koy may bu daal di installé wu ñu daal di seq ak moom waxtaan li nga xamante ni tey moom moo ñu fi dajale muy le 31 décembre ak liggéey bi nga xamante ni ñu ngi koy liggéey ci wàllum communication wàllum média Amadou maa ngi lay nuyu bu baax a baax nga nuyoo ak ñi nga xamante ni ñoom ñu ngi seetaan. voilà Mahfouz ma nuyu la aussi. Malheureusement topp waxuma woon lii parce que man war na xam sama olof leerul quoi donc mun ma ñëw toog devant les caméras di wax olof yoo xam ne suba fu ma jaar ñu naan Kanouté yaa wax lii voilà ça c'est un problème mais je vais essayer quand même quoi voilà la situation l'exige donc maa ngi leen di nuyu di kontaan aussi teew si fête bi nekk feetu veille au nouvel an. Je pense que c'est une occasion pour ñaan leen vraiment année bi nekk année bu gën 2020. mu nekk année boo xam ne Sunugal 24 day gën a avancé. ngeen réussir seen objectif yi yëpp. parce que man Sunugal 24 bi ma ko xamee je peux dire ça fait 5 ans. mën na 5 ans. seen PDG Aliou Top moom la xam si métier bi profession bi. ñu am ay rencontres avec les associations de presse foofu laa ko gis. jour boobu laa ko commencé di respecter aussi. si taxawaayam ak lu muy def si profession bi bon nit la boo xam ne dafa nekk ku généreux dafa baax généreux nekk professionnel jusqu'au bout des ongles fréquenté naa ko fii hors du Sénégal aussi rencontré nañu foofu aussi xam naa ban façon nit la quoi c'est-à-dire moom nekkul fii pour boppam. D'accord. daf fi nekk pour tous ceux qui sont dans le secteur surtout la presse en ligne xam nga ñun on gère l'aide à la presse su génne aide bi su génne chaque année polémique bi day bëri ku nekk naan lu ma am dafa tuuti wala li ma am war na ëpp lii moom su ñëwee chaque fois du wax Sunugal 24 lu muy wax mooy sama membre association yi am na ñoo xam ne amuñu il faut ngeen def tout pour ñu mën a am aussi donc discours am loolu la mun noonu la mun sa nekk c'est pas moi je le respecte beaucoup de considération aussi si li muy def ak taxawaayam mosoo ko gis muy xuloo waywul wala muy polémiquer si affaire yoo xam ne ça ne concerne pas l'avancement de la profession donc loolu c'est quelque chose que j'apprécie bien di ko féliciter aussi on s'est rencontré aussi en Chine boobu aussi il a été digne représentant du Sénégal de par son comportement ak contribution yu mu defoon foofu si toutes les conférences qui ont eu lieu ak discussions yu am yëpp ces contributions ont été très riches et puis digne d'un bon représentant du Sénégal donc loolu laay wax ci introduction di leen nuyu yéen ñëpp di féliciter seen équipe yi aussi Mahfouz Moustapha toute l'équipe rédactionnelle je vous connaissais pas mais tey commencé naa def visage bu nekk jàpp ko xam naa tur yi aussi dina ñëw et inchallah je pense qu'on va collaborer ensemble en tant que représentant du ministère de la communication nekk aussi un technicien de ce ministère qui travaille beaucoup avec la presse
et on espère qu'on va faire beaucoup de choses dans le cadre de la mise en œuvre des réformes qui sont en cours. donc am na solo bu baax a baax donc comme ni nga ko waxee Aliou moom moo jiite association bi di ANPEL donc mu ciy def liggéey bu am solo comme ni nga ko waxee donc moom day wax pour tout le monde waxalul boppam loolu am na solo bu baax a baax mais tey naka nga gisee li nga xamante moom mooy Sunugal 24. bon Sunugal 24 lu may wax rek moo di c'est une entreprise très jeune puisqu'il a dit 2015 la ko lancé pratiquement entre 2015 et 2020 c'est 5 ans c'est très jeune pour une entreprise mais soo xoolee réalisation yu mu def on peut pas le classer comme une entreprise jeune lu ñuy wax rek moo di c'est une entreprise majeure léegi de par la qualité de ses contenus c'est-à-dire production yi ngeen di def soo xoolee parce que sànq maa ngi doon seetaan quelques images avec lui dans son bureau et j'ai constaté je lui ai même dit que production yu ma gis fii c'est digne des grandes maisons de production c'est-à-dire c'est la qualité est là l'image est là le son est là le contenu est là donc je pense que yooyu c'est à féliciter et à encourager donc wax naa ko aussi actuellement nous sommes dans l'ère du numérique corps numérique aussi qui dit la TNT moo di actuellement ce qui est privilégié c'est les contenus la production donc entreprise boo xam ne tu travailles déjà sur ça je dirais que tu as pris de l'avant donc yéen ñëpp lay féliciter am na ñoo xam ne xaw ma seen tur te maa ngi leen di féliciter yéen ñëpp di leen encourager aussi le journalisme c'est pas facile métier la boo xam ne tu dois apprendre tous les jours tu dois continuer à te former c'est pas du sax ngay emmagasiner connaissance seulement mais lu tax ñu leen naan journaliste soit technicien c'est parce qu'il y a des particularités yoo xam ne yooyu ngay jàng maîtriser ko di ko appliquer tous les jours c'est pas la technique seulement aussi du technique seulement il faut nga jàng aussi xam ne journalisme dafa am ay valeurs yoo xam ne ku nekk war nga ko respecter di ko appliquer tous les jours aussi dafa am ay code d'éthique déontologie un métier aussi avec beaucoup de responsabilités je pense que c'est ça qui fait la force de cette profession entreprise boo xam ne tu les respectes tout le monde te respecte donc je pense loolu laa gis fii di leen encourager encore di leen féliciter. am na solo bu baax a baax parce que loolu laa la bëggoon a laaj sax ci affaire journalisme mais dafa mel ne tontu nga ko donc mu nekk lu am solo parce que coow loolu dafay faral di am donc tontu nga ci tontu boo xam ne si ni lu leer la parce que journalisme nekkul loo xam ne si ni ay caaxaan la wala comme ni ko nit ñi jàppee donc dafa am solo tamit ñu koy leeral bu baax en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax ci déplacement bi nga xam ne si ni def nga ko tey ñi ñëw donc bokk ak ñun muy suñu fête bi nga xam ne si ñu koy def 31 décembre donc fii ci Sunugal 24 ñu ngi lay remercier bu baax di la bàyyi rek peut-être nga def c'est un dernier mot ñu jël keneen koo xam ne si ni tey dafay ñëw ci plateau bi. voilà merci beaucoup Mahfouz ak Mami yéen di animer émission bi. bon malheureusement comme ni ma ko waxee sama olof. sama vocabulaire moo bëriwul sinon bëgg naa wax lu bëri. non on comprend. mais je pense que on est ensemble comme on dit bon nous sommes là parce que la presse est là. donc le ministère est là c'est parce que la presse est là et je pense que on va vers des réformes yoo xam ne ceux qui travaillent sérieusement dinañu si gis seen bopp parce que actuellement on est avec le code de la presse on va assainir aussi bien pour la profession de journaliste et de technicien que pour les entreprises de presse parce que man bi ma ñëwee fii c'est vrai Sunugal 24 je l'avais visité bu ñëwee bi nga nekkoon fële Ouest Foire je crois donc je l'avais visité une fois mais aujourd'hui am na changement yu bëri na bon bi ma ñëwee j'étais impressionné et le ministre aussi visité woon fële Seneweb moom il n'en revenait pas xam nga pour ñu bëre soo waxee site en ligne ñu bëri dañuy wax naan c'est juste un ordinateur quelques gars qui sont chez eux qui produisent de l'information mais soo déplacé wu xool lu ñuy def lu ñuy liggéey ak seen infrastructures yi installation yi ti te di ñi ils méritent beaucoup de respect et je pense qu'on va vers cela et ñoo xam ne les médias comme Sunugal 24 je pense qu'avec les réformes ils vont beaucoup gagner dina am njëriñ bu baax a baax ci professionnels yi ak
patron de presse yi comme ñoom topp quoi. Voilà. D'accord, merci beaucoup en tout cas encore une fois donc ñu ngi lay gërëm bu baax a baax ci disponibilité bi ak wuusi bi nga xamante ni tey ji wuusi nga ko partagé ak ñun li nga xamante ni tey wax nga ko fi mu am solo bu baax a baax mais en tout cas boo demee waxal ministre mu ñëw visiter Sunugal 24 aussi Inch'Allah su ma demee mu ferai le point parce que avant may ñëw sax Charles le directeur de la communication on a beaucoup échangé wax naa ko si toog moo organisé benn fête à l'occasion de la fête de l'année foofu laa dem ni mu ne ma woy Top il va m'en vouloir parce que moom wax na ma ko bu yàgg mais ba léegi visité wu ma Sunugal 24 mais je ferai tout pour am benn jour ñëw fii xool et je pense que même man su ma demee nii je lui ferai le point lu ma gis fii dinaa ko wax et certainement très prochainement dina dem déplacement pour xool et forcément aussi on fera tout pour que le ministre aussi jaar inchallah. En tout cas ñu ngi koy xaar ça moom on va le faire. ñu ngi koy xaar donc déjà dans un premier temps su ma demee dès demain je lui ferai le point on va échanger ma wax ko lu ma gis fii et moom aussi ma wax ko mu def tout pour jël très rapidement def déplacement ñëw fii xool vraiment conditions yi ngeen nekk investissement yi ngeen def ak équipe yi fa nekk pour liggéey qualité bi muy gis chaque jour si Sunugal 24. bi ngi noonu ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax xam naa dañuy daal di dugal keneen mami xam naa dañuy jël ñoo xam ne si ni tey ci kër gi la ñuy liggéey ñu Aliou lim leen léegi muy techniciens yi ak journalistes yi tey xam nga techniciens yi ñoom bëgguñu ku leen di wane ñoom toujours ñu ngi ci ginnaaw mais tey moom tey dinañ wane ay Dóor waar ñi nga doon dégg ñi nga xam ne si ñu leen dégg ci réalisation bi wala technique bi Bigui Jackson Diaw Fara Libaas ñoom ñëpp boo leen waxee génn rek ñu daw mais tey moom parce que ñi doon dégg seen tour tey dinañ leen xam ci physiquement dinañ leen xam boo xàmmee seen kanam. ñoom ñëpp dinañ ñëw fii toog jàkkaarloog yow waxtaan ak yow waaye rek laata ñoom ñuy ñëw dañuy dalal ki nga xamante ne man dama koo fonk. kooku la dama koo bëgg. xam nga lu tax nekk na nit koo xamante ne dafa bëgg liggéeyam. fonk na liggéeyam mën na li muy def un homme respectueux. man dama koo respecté fonk naa ko bëgg naa ko muy El Hadj Moustapha waaw Moustapha la ñuy dalal fii. le rédacteur en chef de Sunugal 24 donc moom moo jiite rédaction bi donc dañ koy daal di dugal muy Moustapha Mbaye donc muy def liggéey bu am solo ci kër gi fii ci Sunugal 24 donc di def tamit di mëne équipe bi ni mu koy mënee muy nekk liggéey boo xam ne si liggéey bu rafet la donc dañ koy dugal Moustapha wala da ngaa xiif. non garaawul am problème gars yi jinne yaa ngi nii dinañ ko defar en tout cas ñu ngi lay nuyu ñu bàyyi li nga nuyoo. waaw maa ngi lay nuyu Cheikh Mahfous di nuyu ñëpp ñi nga xamante ne ñoo fi teew di remercier Mami ci présentation bi moom moo baax rek. moom moo baax vraiment c'est une équipe di lay remercier tamit di remercier PDG Aliou Top di remercier monsieur Kanouté parce que ku ñëw toog ba heure bi xam nga ne yëg rek moo mën lii au delà sa heure liggéey weesu na waaye mu jarale déplacement bi nga def ko vraiment nous sommes très flattés par votre déplacement loolu gis nañ ko bu baax baax et lu ñu marqué la di remercier ñëpp di remercier équipe bi di remercier ñi fi teew ñëpp di remercier gan yi ñi def seen déplacement ñëw rafetal bés bi naatal ko di wax ne rek Sunugal 24 moo xewle bés la boo xam ne ñëpp ciy kontaan bés suñu bés la Cheikh Djili di ko gërëm moom tamit di remercier ñi fi neew ñëpp xam nga li ma gën a neex ci mbir bi mooy équipe bu jeune la te boo waxee jeune da ngay wax dynamisme boo waxee jeune da ngay wax rigueur xam nga bu fekkante ne dañoo nekk jeunes yoo xamante ne dañu ki ñu jiite mag la mën na am parfois benn conflit de génération bi am wala problème de compréhension mais pratiquement benn génération bi la tranche d'âge fii boo defoon âge médian bi pratiquement doo romb mën naa ne doo romb 30 ans xanaa doo fa dugg parce que ñeneen ay tout tànk lañ donc di loo xamante ne ñëpp ay jeunes lañ ñenn ñi ngi seen expérience su njëkk ñu leen di tette ci métier bi ñenn ñi yeggaguñu fenn fi waaye loolu lépp rek boo ko gisee dafa fekk ne ki jiite kër gi mu am benn engagement bu mu am ak volonté boo xam ne bëgg na fa jëmale liggéey bi un an ñoo xam ne si ni ànd nañ ko liggéey fii ci Sunugal 24 yomboon na wala yombul non du ma ne yomb na en tant que rédacteur en chef parce que nga dirige benn équipe boo xam ne si ni équipe de jeunes la des fois mu indi ay mu metti des fois xam nga. naka ngeen dundee loolu. waaw parfois mu metti parce que parfois mu am benn allure boo bëgg a xëcc nit ñi. mais duñu comprendre parfois moom PDG am fu mu ñu bëgg a xëcc. duñu comprendre. loolu daf ci am yenn saa yi mais comme rédaction yi lay amee. parfois dina am
gis-gis yi wala yoo xamante ne parce que réunion de rédaction ku ko yàgg fekkee xam ne du loo xamante ne toog di raayante la wa yooyu toujours dafay am mais ñu am benn chance boo xamante ne man boog dama koy wax parce que bu fekkee nit ki def la dénk rédaction ba pare wóolu la c'est une chance musuma woo ci bureau mu commandité ma yenn yi nga xam ne yenn patron de presse dañ koy def defal ma lii teg attaqué ma ni wala defal nii dañuy def point de la rédaction ñu ñaar chaque jour musuñoo def point mu interpellé ma ne wax nga ci li ko wala damay génn suuf ñu may interpellé li nga wax sama leader wala ko wax wala keneen ne ma del wax yi bu subaa waxeel mais moom jamais musu day mel ni def ñu musuñoo déglu donc journaliste boo ko mayee liberté de ton rek may nga ko lépp te donc nekkul koo xam ne dafa mënati suñu tànk yow xam nga ci dara ñu ñaar ñooy analyser loo tous les jours et puis moo def ci ñun gëm-gëm boobu corona bi dugg na mu gis ne affaire yi mi ngi commencé kii mënuñ dañ def point de la rédaction tous les jours ñu essayé au début c'était difficile gëmoon nañu samedi bi sax ñu bëggoon koo teggi naan non waaye affaire day diis waay mais dañ dem ba léegi bu ñuy xëy dañuy xam ne dafa naturel lu normal la et puis dañu xam ne bi ñu ko defee daf ñuy former en même temps parce que da ngay gis ne sa niveau dafay yéeg chaque jour ngay documenter di xool lan ngay produire pour lan ngay mën dem donc loolu c'est une chance mii loo xamante ne moom man dama ko ciy gërëm personnellement parce que daf ñuy yokk et puis loo avec la manière surtout avec la manière loolu bokk na ci li ma ci gën a marqué et li ma gën a marqué aussi encore tamit ci 1 an yi liggéey bi may liggéey ak moom mooy ambition bi mu am il ne se passe pas une semaine te du ma woo ci bureau wax ma benn projet bu bees wala loo xamante ne teg na ko jëm ci kanam dañuy toog mu ne Moustapha gis nga 2024 kenn waru wax presse en ligne te jiitaloo Sunugal 24 te lu mu gëm la man xam naa ko ak yeneen projet yoo xam ne dañ naan wax baaxul yu nekk suñu kanam mi ngi ciy liggéey di teg ay pierre nga xam ne mi ngi teg di avancer di dem donc loolu lépp boo ko tënkee xajul ci quelques minutes yi ñu am pour wax fii mais daal dama koy remercier encore une fois di ko ñaanal yàlla li mu bëgg ci kër gi mu gën a jëm kanam ñun ñëpp rek ñu gën a joxante loxo gën a suudew di la remercier yow tamit yow ñoo feggoo liggéey bi ñooy jokkoo chaque jour di waxtaan ngay nit ku oyof nit ku extraordinaire sax laay wax Cheikh Mahfous waaw non nit ku baax nit ku neex a liggéeyal amul benn problème Mahfous parfois sax mën na Mahfous non kii amul benn problème donc loolu boo gisee équipe bi mel noonu boo ñu fekkee fii ñuy waxtaan yenn saa yi et puis da ngay foog ne sax ñi ay frères lañ ñeneen ñi sœur ñeneen te loolu lépp moom moo ñu ko ji moom moo ñu may parce que xam na ne rédaction du armée du camp xam na loolu donc chaque fois bu amee damay Moustapha waxal ak gars yi wala waxal ak yi te pourtant mënoon na koo ñëw def mënoon na ñëw angale nit ñi yuuxu foofu parce que am na autorité bi am na mais mën na ko def mais dafa xam voie yi muy jaar waxal ak ñii defal nii woo ma recadrer lii affaire yi def nañ nii def leen nii donc pour man daal yàlla bu ñu cat dugg te ñu sóor ñu xam ne lii ñëw ci kanam moo dàq foofu parce que ñu ngi def ay effort di góorgóorlu du ñu gën a gore dinañ def le maximum possible incha allah ba du ñu décevoir. incha allah duñu la téye xam daal Moustapha mais c'est juste pour appuyer li nga wax rek ci Aliou ki dal bi mu am ak tamit di nga ko waxee oyof yi donc dama koy wax sax dama naan moom daf lay bëgg def loo benn affaire sax mais daf lay sarko pour nga defal ko. alors que moo gën a mën voilà dafay mel ne daf lay ñaan pour nga defal ko loolu affaire te bu ko def autorité boobu mën na ko def ne la defal leen lii defal ma lii defal ma lii affaire mais su la koy def yow sa bopp da nga am problème parce que ni mu la koy waxee moo tax nga koy def donc te boo koy def aussi da ngay am xol da nga koy defee ak xol parce que ni mu la koy waxee moom moo tax te loolu dafa am solo ci management mais du ma toog ba jug tamit du ma gërëm sa femme jabaram soxnam madame Top tamit wax dëgg yàlla parce que bu fi nekkee week-end yi ay ceeb yu neex la ñuy toogal si seen deg sàmmee ni nañ ma baalan ay ceeb yu neex la ñuy toogal vraiment donc di ko ñaanal yàlla rek ci mission bi mu nekk bu ñëwee ak jàmm ak salaam rek ñu reprendre vraiment kër gi c'est une famille c'est comme une famille dañuy dem foofu di añ yi di ñëw vraiment ay añ yu doy ay añ yu neex c'est vrai waaw c'est vrai merci Cheikh Mahfous ñu ngi lay jaajëfal également di profiter comme ni nga ko waxee di nuyu bu baax madame Top donc ñu koy ñaanal fa mu nekk aussi yàlla defal ko fa jàmm di ko souhaiter aussi bonne et heureuse année donc dañuy dugal keneen xam naa dañuy dugal keneen mami wala ma dugal rek. bàyyi ma dugal man mami laay dugal. waaw mami mi ku baax. léegi dugalal mami. bien vrai que du sama fort. waaw mais ma dugal mami ku baax. wax lu baax. waaw xale bu baax xale bu yaru xale bu doy waar tamit. dafa doy waar bien vrai que c'est pas le moment. c'est pas l'heure aussi. mais am na toujours doy waar bu nekk. mais ku baax la aussi ku oyof man loolu laa xam ci moom. day ñëw ma koy tooñ naan tey ñooy couple mu ne amul benn problème affaire yooyu ñu échanger kafre ñuy ku baax vraiment man daal loolu laa xam ci moom et puis ku bëgg liggéey bi ku bëgg liggéey bi ku am initiative mami ngay jël sa place mami nga ñëw ñu daal di dugalaat keneen xam naa ni ki ñuy dugal moom mooy Dóor waar l'infatigable moom mañ ne ko ba Dóor waar la tuddee boppam
donc wala ñu dugal mami ba pare. am naa lu ma métti de. waaw nañ dugal mami ba pare mami. dama am lu ma métti dama am lu ma métti. lan moo la métti Moustapha yu baax yi ma ko waxat war naa toog fii di wax sama doy waar. ah waaw mais boo doyee waar da koy wax. Moustapha joobeewu ma noonu de bàyyi nga lool joobeewu ma noonu. yow la ñuy dugal amaa ñu dugal ki nga xamante ni. waaw ñu ngi signalé que ni yenn artistes yi ku ci mel ne Baka. Baka Niang mi ngi moom egsi na moom tamit xam naa deuxième partie bi la ñu koy dugal. mais bala ñuy dugal Dóor waar yow la ñuy dugal ba pare comme ça nga daal di wax Sunugal 24 ak nekkin bi ak durant les 365 jours yoo xamante ni nekk nañ ko fii di ko liggéey. ba tey 31 décembre ñu ko fête. dama ko wax sànq dama koy waxaat kër la bi nga xamante ne nii ñëpp ñoo bokk ndey ñoo bokk baay. muy nga ñëw fi nekk bees muy nga ñëw fi nekk muy nga nekk fi yàgg fi. Aliou dafa jël ñëpp boole leen comme li nga wax bàyyi ñu ko liggéey bi macha allah. léeg-léeg mu vérifier léeg-léeg du vérifier Moustapha nee na Aliou du koy clash mais ñun daf ñuy clash. ñoo leen di clash waaw ñun léeg-léeg mu dal suñu kaw. mais daf ciy baax lépp pour liggéey bi jaar yoon la. te yaakaar naa ni depuis ñu commencé. nit nag du juum léeg-léeg ñu juum des fois ñu def ay erreur mais lépp rek ci bëgg mu baax la te yaakaar naa ni boobu ba léegi ñi ngi rafetal daal macha allah. Sunugal 24 donc Libaas voilà mi ngi may signalé que ni Baka Niang egsi na donc artiste la moom xam naa ni. dina participer ci deuxième partie bi. donc moom ci lañ koy dugal ak ñoom Eva. ak ki nga xamante moom mooy Diarra ñoom ñooy assuré deuxième partie bi. xam nga dañoo sérieux mais ñoom sérieux wul. ñoom dañoo bëgg lu xum ñu duñu sérieux quoi ñoom nay xumute dagan rek voilà nay xumute dagan mais xam naa ni nag li ma la wax rek moom tey moom xam naa ni du yomb ci yow. du yomb ndax fii dafa nekk sama kër li ma ko wax man fii moo ma yar. lépp lu ma xam ci métier bi rek fii Sunugal 24 laa ko xamee. donc lu ma def lu dul remercier PDG bi waaye tamit duñu fàtte wax na dëgg tamit madame Top Binta. moom mi nga xamante ne tamit derrière chaque grand homme se cache une grande dame. mais man dama naan à côté. de chaque grand homme y a une grande dame. waaw foog ñu def yëfi artiste foog jëlal micro bi kooku mooy Baka Niang. ku man da ngay war ku ko mënu da ngay toog. fi la coow li dooree fi la coow li xewee fii laay tàmbalee waay fii laay yeggalee. man de nuyu naa leen. waa maa ngi leen koy souhaité ci at mu bees mi. yal na yàlla yokk jàmm jee defar man-man yi yokk kattan geeg doole ji doomi mbër jàngil bëre yàgg-yàgg dees na la ñam mbër du mag day màgg daane mbër du raam dafay màgg daan li ni bàkkee doomi garmi yaa ngi ci yéen rafetlu naa toogaa yi dama leen ni béggee waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. mbaa yéen a ngi si jàmm. nuyoo bi am na solo kooku moom mooy Baka Niang te comme ni ñu koy waxee rek saxaar bu jubee gaar. day corne ba mu neex. ay ca kon mi ngi noonu moo tax it def nga ko. nga ñëw nag fi nga war a ñëw aussi nga ñëw tamit fi nga war a ñëw. donc muy Sunugal 24 donc di pour artistes yi tamit artistes yi am nañ ci wàllu bu am solo. donc tey nga teewee li nga xamante ni moom moo di fête 31 décembre. donc ñu xam naa sax yow dañ lay ñamal tuuti rek Baka. parce que yow sa partie beneen kii parce que yéen ñoom Eva ñoom ñoo lay dalal. waaw ñoo lay dalal nga xubbal. ñu gën a doxal ba ci kanam mais dama lay bàyyi rek nga nuyoo. tey ñu soog a continuer ci la. waaw dama naan salaamaaleykum rek maa ngi nuyu ñëpp di kontaan ci fans Baka Niang yi di kontaan ci waa kër gi tey waa Sunugal 24 maa ngi kontaan ci yéen. parce que depuis ma dellusiwaat Sénégal yéen a ma njëkk a dalal laaj ma question yoo xam ne dafa am solo ngir doomu aadama yi nga xam ne ñooy bëggee Baka Niang xam Baka Niang ci la nekk. ak ci lan la jógee ak ci lan la jëm aussi. may profité rek di leen nuyu ñoom ñëpp di bëggee Sénégal gépp di bëggee diaspora bi aussi. waaye États-Unis bàyyiwuma leen ak fépp fu Sénégalais nekk ak fépp fu doomu aadama bi bëggee musique nekk. maa ngi kontaan bu baax a baax naan at mii nag yàlla na dàq ci at yëpp. yëpp yi ñu mës a dund. di kontaan ci yéen encore bu baax a baax. acca mi ngi noonu mais xam naa ci kanam di nga gën a ñëw gën a yëngal ndax li nga fi def nuyoo bi moom am na solo te xam naa ne li ci kanam moom mooy dàq. jéem a nan def noonu. ayca mi ngi noonu ki ci mel ne Didi Diop aussi Didi Diop la donc Didi Diaw Diop dina ñëw moom tamit participer ci fête bi donc ñu ngi koy xaar moom tamit mu egsi donc Baka dañ lay bàyyi nga daal di installé wu. donc fële mami ñëwaat tuuti le temps
ñu boucler première partie bi yow deuxième partie bi nga def lu neex. jeex na nan def noonu. ayca mi ngi noonu mami ayca dellu si. ñëwal bala ñu dugal kontaan ci ñi ma fekk fii yëpp. waaw am na solo dugub bi am na solo trop donc Dóor waar mën nga préparer wu rapidement yow aussi nga ñëw mami nga eggale ñu dugal Dóor waar. kër gi neex na ba pare de fête bi neex na ba pare macha allah bakka ni nga dugg see yow neex na torop li ma waxoon dama koy waxaat damay continuer fa ma nekkoon ndax dafa am solo nit ñi dañuy faral di wax derrière chaque grand homme se cache une grande dame man damay bañ à côté laay wax à côté de chaque donc kon Binta nag ci wet waaw ci wet bi bàyyi leen di ñu def ci ginnaaw ñu ngi ci wet bi waaw ndax gis nañ fi sax yenn ci jigéen ñi léegi ñoom ñooy nekk ci kanam sax góor ñi nekk ci ginnaaw ngeen baal loolu am day am solo waaw parce que tamit émancipation de la femme la ñu wax mi ngi noonu waaw mi ngi noonu ba léegi rek ñuy wax ci Sunugal 24 kër gi nga xamante ne nii macha allah ñëpp la yaatal li ma ko waxee ci njëlbeen bi rek laay waxaat dafa nekk foo xamante ne ni amuñu parparloo maanaam faruñu fii faruñu fee ñëpp la ñu boole uuf ñëpp la ñu boole njabootee ba tax képp ku fi ñëw rek da ngay bokk ci facilement au fait doo am benn problème adapté wu ci biir kër gi te loolu borom kër gi moo ko liggéey ndax nekk nañ koo xamante ne bëgg na moom li muy def moom it mën na ko te respecté na doomu aadama PDG bi dafa respecté doomu aadama képp ku ñëw dala jox cër bi nga xamante ne ni moom nga moom bàyyi laak sa liggéey nga def ko ni mu waree même su fekkee sax parfois mu xas ñu mais grawul lépp ci liggéey bi la bokk lépp ci liggéey bi la bokk loo tëgg rax ci përëm Dóor waar la ñuy dugal mami xam naa laata ñu ñëw ci ñeneen ñi waaw Dóor waar tamit waxal lu baax waaw kooku tamit sama xarit la sama doomu nday la maag moom ñoo yàggandoo fii Sunugal 24 galéré noonu nañ lu nekk def nañ ko dugg nañ ci scooter bi yéeg ci scooter bi dem ba ci yoon bi mu paan mu buux ma dox ba sama tànk yi pënd loolu lépp topp moo ñu ko teg waaw bu ñu waxee lu baaxam tamit léeg-léeg foog ñu wax ay bagages yi bu def loolu formation la il faut mu mettre léegi suñu scooter yi paan ñu woo ko duñu envoyé essence dañuy dox yooyu yëpp maag Dóor waar jaar na ci mais moom tam mu nekk nit koo xamante ne nii ku oyof la waaw ku oyof da ngay ñëw doo préparé sax sa émission ñëw ne ko Dóor tey li laa bëgg a def grave la lay wax kañ dem même su fekkee moyens yi amu ko mais da ciy rey boppam ba mu mucc ayib loolu nit ku bëgg liggéeyam fonk ko rek moo ko mën donc Dóor waar damay daal di jug ci chaise bi rek ñëw fekk bàyyi la nga ñëw toog c'est l'infatigable Dóor waar xam nga Mamadou la tudd Mamadou mais ba fa bëgg liggéey ba tuddee boppam Dóor waar xam nga loolu firnde la donc moom la ñuy bàyyi et zoomel leen ma ko zoomal leen ma sañse kii bi sañse Dóor bi donc zoom gars yi zoom 10 000 la ñu am man zoom 20 000 la wax zoom 20 000 zoomal leen ma ko donc Dóor ñu ngi lay nuyu bu baax a baax nga nuyoo. waaw salaamaaleykum ñëpp ñu fi toog daanaka lii sax yombul donc mun naa ne c'est très rarement sax ñun la ñuy feeñ waaye tey dafa doon loo xam ne lu mënul ñàkk la waaw li may def nii mun naa ne c'est la première fois dinaa wax nag mais chaque jour ci ginnaaw caméra yi laay nekk parce que ñun ki nga xam ne moom laa fi fekk daf ñu jàngal benn méthode de liggéey ba nga xamante ne tey jii képp ku fi nekk fii suñu gaal même yeneen reporters yi sax dañ ñu naan yéen suñu gaal yéen di ngeen tàmm ngeen yéen même seen journaliste bu ñëwul sax yéen da ngeen di mel ni ay journaliste te loolu méthode boobu moom moo ñu ko jàng waaw parce que man bon mun naa ne côté presse bon xëy na maa ngi doon évoluer mais pas bu ma ñëwee fii li ma fi fekk côté presse dama gis ne waa ji il est ambitieux mooy Aliou Top il est ambitieux te man dama doon nit ki nga xamante ne dama bëgg nit koo xam ne day ambitieux ma ànd ak moom du ma ànd ak nit ci ay caaxaan waaw. tàcc leen loolu am na solo. voilà bon maa ngi jégalu sax lii may def nii mun naa ne c'est la première fois ma def ko nii. ay caméra tim may nekk di wax. ma chaque jour maa ci. li ngeen di filmer nit ñi rek. tey ko ñu filmer leen tey jommi naa. l'arroseur arrosé. donc bu ma toogee fii di wax mun naa ne man gën a ñeme di wax. c'est grâce à lui. parce que moom daf ma doon dëggal danaa man damaa nga topp man lii mënuma ko mu ne ma waaye dóor dama nga dóor ko mu daanoo ay affaire ma ne ko topp man caméra laa xam bàyyi ma ci ginnaaw caméra yi mu ne non demal xam nga di ma motiver. ba ma ñemee yenn yi mais du mus feeñ moom du ma ko def. tey pour la première fois ma feeñ. waaw donc di ko gërëm aussi nekk na koo xamante ne maanaam nu mu koy waxee rek dafa am vision. macha allah bu xoolee dara tant que loolu tegu fa tànkam rek
maanaam du am lu ko neex te xam naa ne lu gars yi wax yëpp am na leneen lu nekk ci boppam donc dañ koy ñaanal rek loolu ci kàttanu yàlla bu ko defee mu dajale loolu yëpp amandoo ci ndam ci kàttanu yàlla bon ci côté liggéey bi nag su ma si ñëwee dama fekk ay nit ñoo xamante ne macha allah bon man mun naa ne ñëpp fii lañ ma fekk ku fi ñëw fii la ma fekk mais ku fi ñëw tamit jikko bu nice nga fi indaal ñu àndandoo di liggéeyandoo ñëpp am maturité parce que Sunugal 24 bon mun naa ne secret bi sax bëgguma ko di dévoiler bàyyi ma denc ko. denc ko bu ko dévoiler. bàyyi ma denc ko bul dévoiler suñu secret. waaw dafa am mbóot mi nga xam ne moo fi nekk maanaam siru. siru lañ koy wax. Biggi Ba. Biggi gars yi siru baa ngoo donc ñu ngi nii daal Sunugal 24 équipe lañ boo xamante ne yàlla defal nañ jàmm. ñuy dund ci jàmm képp ku fi ñëw tamit jàmm rek nga fi mën a indi. boo fi indee leneen tamit loolu nañ fexe ba échanger ko ba nga soppaliku di indi jàmm. ñuy dox ci tànku jàmm. donc wax ji bëgguma monopoliser parole bi. donc damay bàyyi sama yeneen collègues yi bu ko defee ñu ñëw gars yi moom ne ñëpp ñëw wax. ndaxte laqatu ci ginnaaw caméra yi loolu moom taxaw. parfois nag tey moom. bis day laaj ngeen génn gars yi xam leen ñëpp génn ñu xam leen su ma paree man maay mami da ngay toog man maay dalal gi ma neex mu ñëw. dalal ku la neex bu ko defee kan ngay dalal ci technicien yi. damay soppaliku. waaw ay bon bonsoir. mais kan ngay dalal bon aujourd'hui bon je peut-être je vais nommer Biggi Ba. Biggi Jackson monteur xale bu am jom la. waaw xale bu tamit. bu sawar waaw bu sawar muy def jox ay magam cër. waaw aussi am talent aussi. donc mun naa ne xale la mais cëru mag maanaam ni ñu koy waxee rek yàpp mag moo nekk ci biiram. waaw macha allah donc mënuma wax ñëpp muy jaw di libaas tout le monde. donc nag gars yëpp dañoo nice. Biggi yow la door dugal ah donc ayca moom mooy Biggi Jackson taalibe Baye Niass bu mag bi mi ngi nii jëlal ko moom ngeen di dégg mu nekk ci ginnaaw caméra yi donc léeg-léeg Biggi Ba la tudd nag mais dañ koo tooñ naan ko Biggi Jackson ba Jackson ji lang donc Biggi ñu bàyyi la nga daal di nuyoo wax yu baax. dafa leer first of all maa ngi nuyu. kaana la en même temps kaana la quoi kaana du bàyyi. ñëpp ñu toog di seetaan maa ngi leen di nuyu di leen ziar di leen tatagal di leen jox seen wàccuwaay kenn ku nekk maa la wax salaamaaleykum wa rahmatullah bon comme ni ko gars yi waxee rafet na quoi Sunugal 24 moom xam nga rek famille la quoi donc pour nekk fii di wax moom xam nga rek guddal wax lay doon mais mun naa ne lépp wax nañ ko ba pare. parce que lu nice moom mënut a weesu lu nice rafet na mënut a weesu rafet na. donc juste comme ni ko Dóor waxee rek ci côté liggéey bi yàlla dafa def boole fi ay jeunes yoo xamante nii dañoo gëm seen bopp. bëgg li ñuy def ba pare mën li ñuy def. am na solo ñooñu la fi yàlla dajale. biir Sunugal 24. amul bon damay wax sax amul fenn fooy dem. fekk fa talent yi nga xamante ne ñoo ngi biir Sunugal 24. mu ci côté journaliste yi mu ci côté cadreur yi mu ci côté monteur yi. donc loolu bu leen yàlla dajalee tey boole leen ci benn boîte pour man chance la. ngay jàngee bés bu nekk. ci kenn ku nekk. comme Dóor lu mu wax léegi nii rek xam rek moom daa baax di wax. mais moom dafa nekk grand boo xamante ni cool grand la. xam nga ñun ñu fi nekk yëpp moo ñu fi jiitu mais boo ñëwee daf lay dalal accueillir la xam nga teg la ci axe parfois sax boo naree déconné moom moo lay xam nga place mag la fi taxawee quoi. nekk place modérateur koo xamante ni tey mun naa ne bu ñàkkutoon Sunugal bu ko Sunugal amutoon. lu garaaw lay doon quoi donc chapeau à lui. su ma ñëwee tamit ci yéen ñi nga xamante ni yéen ñu njaboote yéen ñu diriger muy d'abord Moustapha ak Mahfous ay gars yu compréhensible ay cool gars parce que parfois day métti parfois gars yi duñ comprendre mais yéen a ngi xool naka ngeen di def à chaque fois ba naxante ak nit ñi ba affaire bi gën a jaar yoon tu vois su ma ñëwee ci topp xam nga parfois xam nga tamit mu xaw a kii nii mais nga jëm ko ci affaire de kaana voilà noonu la demee jaay ko affaire de kaana yaa ma gën a xam mais mënut a ñàkk quoi tu vois nekk na koo xamante ni tamit ku wàccee boppam la nit koo xamante ni cool grand la parce que am na ci structure yu bëri yooyu dem DG pour nga fekk muy kafante wala di waxtaan ak gars yi nii dafa jafe donc buñ ko gisee ci moom chance lañu am ci loolu noonu tamit aussi ñëw tamit ci xale jigéen yi nga xamante ni ñu ngi fi
mu nekk ay jigéen yu jàmbaare tamit bëgg lu ñu def bëgg li ñuy def di ci góorgóorlu vraiment ñoom tamit xam nga moo ngi cool quoi. sama mbokk cadreur yi nag bon parfois xam nga ñu xaw a xoosante nii mais da koy jar quoi c'est dans le cadre de bien faire parce que boo bëggee lu baax xam nga il faut nga jox ko gëddëm booy liggéey xam nga def liggéey bi li leen dajale foofu ngeen def ko ba leen pare ngeen jàll ci leneen quoi man estime boobu noonu laay doxee maa gën a sikk ci kër gi nag parce que parfois gars mooy loolu ma xaw a déconné nii mais juste c'est dans le cadre de bien faire quoi tu vois donc noonu la demee xam nga je pense que tout a été dit mooy loolu quoi muy cool. esprit Kaana mi ngi cool ah. donc moom mooy Biggi ah. Biggi dalal xoolal ma keneen ci technicien nga dalal muy baax mais man sama copain laay dalal ah. kan la ko kan la. Tyson ci gaara bi. borom lambaloog. waaw mu nekk Jawa mu nekk cool bro moom tamit ah. borom xol bu yaatu vraiment. waaw nit koo xamante ni du mer. ak loo ko munti wax du mer. mun nga ñëw yenn saa yi. gëddu ko wala nga wax ko du n'importe mais du la lijjanti sax. day dee rek. moom mooy animé gaale bi comme ni ko DG waxee sànq. donc Diaw ñu bàyyi ko mu dal ak jàmm. Diaw kooku moom mooy Diaw moom moo yore lépp loo xam ne si nii mooy lambu ci kër gi donc moom mii moo ko yore waaye des fois dañuy dem léeg-léeg ñu dem conférence de presse yi mbëri nag mais mbëri nee nañ Diaw xaalisam mi ngi ci lambu ji. mbëri ñoom ñoo koy wax nee nañ ku ci mel ne Balla Gaye daf ko koy yónnee sax naan neel Diaw xaalisam mi ngi ci làmb ji dina ñëw jël si ko waaye moom dafa mel ne dafa ragal nag Diaw ñu nuyool ñu jàll ci li nga xamante ci mooy waxtaan bi ayca nuyool. asalaamaaleykum maa ngi nuyu assistance bi yëpp comme ni ñu koy waxee. ginnaaw ba nu sant yàlla nag julli ci Yonent bi. comme mbëri rek. dañuy sant suñu ñaari waajur. waaw tey moom damaa kontaan. ba sama kontaan. xam nga loolu mooy le récontent des contents contentement contenté. kon xam nga ne kontaan naa. kontaan nga lool. walaay ndeysaan. kontaan naa ci sunu DG bu baax a baax. waaw moom jàmbaar la aussi ah. waaw man moom tubaarkàlla man bu ma ñëwee rek bu heure liggéey jotee. damay liggéey. waaye bu heure kaf jotee nag ma kaf nag wax dëgg yàlla ndaxte à part ça ñun ñëpp tamit ay nit lañ. man noonu laa mel. di ko encourager bu baax a baax. c'est pas évident quand même xam nga moom maanaam créer entreprise bu toll nii. di contribuer ci développement réew mi jël ay jeunes di leen maanaam jox ci maanaam ñaxam ñu yóbbu seen ay kër di maanaam teral seen ay waajur kon jàpp naa ne kooku dañ ko war a féliciter bu baax a baax Sénégal bu ñu amoon 10 mel ni moom rek dëgg neexul kon day gën a baax di nuyu bu baax a baax sunu gan gi Amadou moom moo jóge ba ministère de la di ko nuyu bu communication baax a baax parce que moom yàgg na fi quand même te boobu ba tey mu ngi toog di xaar boole lu ko neex ak lu ko naqari nag wax dëgg yàlla di koy ñaanal bu baax a baax yàlla defal ko jàmm di la sant yow tamit bu baax a baax ndax mënoon nga fee nekk rek di ñu gëtën waaye wax dëgg yàlla defoo ko xam nga bu kaf jotee di nga kaf ak ñun bu liggéey jotee tamit nga teg ñu ci code rek waaw di sant tamit Moustapha du mën a ñàkk waaw Mouhamadou Moustapha sax laa koy woowee man wallaay ndeysaan jikkoy turandoom la yor wallaay ndeysaan ku tedd ki kontaan naa ci moom bu baax a baax moom tamit muy ku baax waaw ku baax ku amul benn problème bu heure liggéey jotee mu liggéey loola waaye bu heure waxante dëgg jotee mu wax la ko rek bu paree jàll ci leneen di nuyu le grand de tous les grands le doyen Dóor waar wax dëgg yàlla moom tamit muy ku baax barki Seydina Mouhamed man bi ma ñëwee moom laa fekk lu ma mën ci montage yàlla ak moom la wax dëgg yàlla billaahi wallaahi mu may teg ci code bu baax a baax te maanaam xam-xamam soxoru ci iñaanu ci bu ñëwee daan la nii ak nii boo ci tegee rek di nga gis njariñ kon ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax di sant Jéelaani Mbay Nabien bi waaw Nabien bu mag bi wax dëgg yàlla ku ko xoolaat ko xam ne yonent bi teral na ko wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax yàlla defal ko jàmm di sant Maam Jaara bu sa borom poroxaan léeg-léeg sax ma ne ko Maam Jaara bu sa borom coroxaan walaay ndeysaan mu ree ba dee moom tamit ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax kii moom sama lakkal la wax dëgg yàlla Eva moom daf maa sonal di ko ñaanal bu baax a baax di sant tamit sunu gan yi wax dëgg yàlla sunu gan yi ñu ngi leen di sant bu baax a baax ndax tamit c'est pas évident ñoom tamit toog nañ boobu ba tey di leen sant yéen ñëpp rek libaas suma xarit la moom ci terrain bi ñoo ciy wàccandoo di seeti gars yi ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax mami mu baax mi moom sama xarit la moom tamit ñu ngi koy ñaanal bu baax a baax walaay ndeysaan di sant Biggi bu baax a baax moom tamit waaw di ko ñaanal yàlla bu baax a baax yàlla defal ko jàmm waaye nag maanaam première dame it faaw ñu wax ko lu baax maanaam topp waaw dëgg neexul ndax ma nga ne toog première dame man lay wax loolu première dame pour man madame Top lay wax ayo da ngay indi sa première dame da ngay indi sa première dame première dame ngi ne première dame ñu ngi lay nuyu au passage ñu ngi koy nuyu au passage wallaay ndeysaan donc mooy ñëw na waaw na officialisé ko waaw di sant suñu jàkkeer bi wallaay ndeysaan waaw madame Mbaye wallaay ndeysaan toogaay bi rafet na trop
waaw toogaay bi rafet na trop di leen ñaanal bu baax a baax a baax Mansour Dramé it ñu ngi koy sant di sant ñëpp daal di gërëm ñëpp wax dëgg yàlla kontaan naa trop di sant mami bu baax a baax a baax ayca kooku moom mooy jaw fara donc non ñun dañuy sant yaa ngi sant xam naa ne sant nga xam naa dañuy sant de mais li muy wax yëpp xel maa ngi ci gannaaw nag xel maa ngi ci gannaaw waaw yaa ngi catal mais nag ci kanam la dégg nga ndax wax dëgg yàlla sama biir baa ngi mel ni terrain ak pes xam naa ko ci kanam dafa yaatu lool dafa yaatu waaw mais man nag ki may dalal libaas la libaas wax dëgg yàlla kenn du moom ci libaas kooku moom mooy libaas jinnee caméraman yaa ngi noonu donc moom lu mu am rek terrain ko gënal moom c'est l'homme de terrain la waaw homme de terrain la moom bu demee ci terrain bi rek donc xolam dafay sedd libaas waaw ma ngi lay ziar di ziar gaay bi toog yëpp di ziar sama DG top waaw xam naa ne noonu du yomb quoi parce que c'est la première fois ma jàkkaarloog Kami nii maay filmé mais métti du yomb quoi. yombul vraiment di kontaan nag quoi parce que lii yombul. parce que vraiment avant tout d'abord li may wax mooy Sunugal 24 dafa doon site boo xamante ni. man dama ko bëgg sama biir xol quoi. parce que deux fois ngi nii dama bàyyi woon demoon ñëwaat. mais li may ñëwloo wax dëgg fa yàlla topp dafa doon koo xam ne man sama idole la. maanaam dama ko def idole. parce que si façon de joobam quoi joobam parce que vraiment tey damay jàkkaarloog nit di ko interview lépp moom la parce que comme li Dóor wax rek yombul nag ma wax quoi parce que man moom mënu ma wax quoi mais vraiment tey di nga wax de waaw mu doon nit koo xamante ni roykaay la quoi parce que boo xoolee Sunugal 24 depuis moo fii nekk Sunugal 24 ak fi mu yegg fii nga xam ne c'est le travail qui paye quoi dafa liggéey quoi man mënu ma la wax si moom quoi ba ma koy wax fii du ma fi jógee parce que dafa doon nit koo xamante ni comme li Dóor wax rek chaque jour da lay mën nga ni man cadreur laa mais dana ne libaas non yow mii sax doon nga nit koo xamante nii tamit royukaay nga parce que ay jamono da nga ma doon wax libaas jàngal montage pour sa bopp waaw parce que nit ki loo def da nga koy defal pour sa bopp tax parce que ëllëg mooy tax quoi da ngay sóor tey maa ngi ciy jéem a taxale ndànk-ndànk di dem quoi topp tamit moom ma si guidé bu baax a baax wax nag du yomb ma koy def quoi mais vraiment di gërëm équipe bi yëpp ñoom Biggi ñoom Dóor ñoom Jaw Fara sama xarit ñoom Eva ñoom kii Mame Diarra Moustapha vraiment Moustapha ngeen doon ñu baax surtout Moustapha xam nga vraiment ku baax la parce que damay ñëw suba si moom laa fi fekk ñëwoon teg moom bu ma ñëwee damay dem samay plateau installé xam nga bu ma paree dem ndékki mbay ni moom dañ bëgg a lekk ndékki laay doo xam nga bu ma ndékkee ba pare ñu commencé parrainage sax Moustapha ni ma libaas foo nekk ba Mahfouz ma ñëw xam nga di nga waa may ma tuuti ma xam ba mburu ñëwaat toog xam nga affaire yooyu quoi vraiment affaire bi Sunugal la dafa neex quoi man bu ma sañoon wax dëgg yàlla te xam naa gëm naa ni man liggéey bi stop boppam nekkul sax ci lii tollu ko sax fii billaay mi ngi xool leneen parce que mi ngi ma naan libaas série yeeg yeneen affaire yoo xam ne ñu ngi koy parce que Sunugal bëgg nañ sax dépasser ay 2STV ay yooyu ñun xooluñu sax si yenn ay traces la ñuy xool baa bu gën a kawe foofu waaw parce que ay king ñoo fi ne fii li Biggi wax ay king ñoo fi ne barki Seydina moo xam ay king parce que man jaar naa ari ménage man jaar gelongal jaar waa Eris jaar Pac Dijé Leuz gars yi formé nan ma mais tamit ñëw naa fekk fi ay kàngam yoo xam ne xam-xam bi nag génneeguñ ko lu ndaw la ñuy wane dese nañ lu bari parce que nit ki moom balaa nga xam dëgg fekk ko fi ñu koy xamee quoi vraiment di leen ziar xam nga di leen bëggee di leen wax ni lii nag wax dëgg yàlla doon na loo xam ne du ma ko fàtte quoi parce que yombul patron de presse bu mel ni Top yëkkati na alalam jox ñu neen bëgg leen loolu dafa yombul vraiment parce que gars yi patron de presse yoo xam ne da ngay ñëw pour nga teg leen bët sax mën nga toog liggéey 1 an pour nga teg leen bët problème mais moom damay dugg si bureau nu ma neexee di génn gars yi tamit noonu xam nga wàcce boppam xam nga par exemple da ngay taxaw sax boo nee kii sa patron la gars yi danaan non xam nga sa frère la baani mu doon loo xam ne lu may sama jabar du ma bàyyi man chaque jour dama may xam nga jamono bi ma bàyyee Sunugal moom chaque jour ma si mere woon moo Sunugal dama bëgg nga delluwaat Top ku baax la Top ku xuloo moom yaa ko tooñ te matière de travail y a pas de sentiment ni père ni mère xam nga waaw job bu jotee job la amul Top sama waaye la amul nii noonu dañuy job buñ paree nag dañuy nekk ay gaan dem naa nag ba si action boobu loolu la quoi Top job bi moo taxoon xam nga muy jéem a mer baa nii mais bu job bi jeexee rek da ngeen nekk ay gaan beneen nit lay nekk waaw acca mi ngi noonu libaas kooku mooy libaas le grand technicien non wax nga lépp wax nga lépp wax nga lépp non mais kan ngay dalal kan ngay dugal waaw di woo sama ndaanaan kookal la ne Nabien waaw Nabien jili sawa jili borom axlul nabi borom axlul nabi kii jili moom la dalal jili voilà moom moo mim adam dellu mim del waaw moom moo yore axlul nabi émission bu mag boobu yàlla ko njëkk ci alxuraan ku tudd tur yonent bi da ngay barkeelu
te naan ko Seyduna Muhammad su ma bindee jaam ñi yaa ma ci gënal yaa tax ma bind jaam ñi wa ma arsalnaaka ilaa kaafatan linnaas na ko yàlla wax bur yàlla yemul foofu bur yàlla xool Seyduna Muhammad nan ko arsalnaaka ilaa rahmatan lil aalamiina Alioune Badara Top sa waaji Seyduna Muhammad yoneen bu lay xool day mel ni kuy lamsal bëti yoneen ya daa weex per bu ñuul ba tegu ca biiru si daw de ndronen lu ba Mustafa sa turandoo Seyduna Muhammad yoneen bu lay xool day mel ni kuy lamsal bëti yoneen ya daa weex per bu ñuul ba tegu ca biiru si daw de ndronen lu ba Seyduna Muhammad njañal bopp la dafa sëq rip am pepp karaw yu ñuul ak yu weex yoneen jaba dafa leer Seyduna Muhammad le xam yi daa nooy ndax yàlla jël wurus marjaan sotti ko ci muy leer leeri Seyduna Muhammad noppi dafa ne te ma taxaw bakkan ba ni suleet Seyduna Muhammad gémmiñ gi daa yaatu Seyduna Muhammad mii may woy siñ ma daa ñuul kukk ndax njamal yàlla la yor Seyduna Muhammad bëñ daa weex am sakar yàlla ci kaw ak ci suuf suy wax ak jaam ñi leer nga cay génn la yàlla di séddale jaam ñi iza takallama xaraja nuur min ghayri samaa'i lu waay jàpp na bégal alaay kullu fadl allahu allahu fa tabarakallahu Sunugal 24 day am na lu ne Sunugal kii moom mooy le nabien Sunugal 24 di Djily Mbaye moom mooy def émission religieuse yi émission religieuse yi moom moo koy def donc muy ahlu nabi di fi dalal ay voilà kii moom dafa daanu mi ngi joxe donc moom mooy dalal nabien yi jàngkat yi fii ci Sunugal 24 di émission bu mag boobu Djily ñu bàyyi la nga nuyoo. fa tabarakallahu gannaaw bu nu sant yàlla julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad dañuy ñaanal bu baax suñu borom dolliwaat jàmm ci réew mi ba jafe-jafe yi nga xam ne moo fi am yëpp mu teggil ñu ko di ñaanal bu baax suñu xalif généraux yi di ñaanal mag ñi aussi di ñaanalaat bu baax mag ñi waa di wax ni li nga xamante ni mooy yonent bi dara ëpp ko mooy ku sakkan ki di wax ni dañuy ñëwaat nag ci fii nga xamante ni mooy kër gii ñu nekk nga xamante ni mën naa ne daara la te daara boo ko waxee ay ndongo rek a fa nekk waaye nag daara ji man li ma ci gën a neex mooy ki nga xamante ni mooy suñu kilifa gi Seydina Alioune Top mii nga xamante ni yàlla def na ni man de dama koo ñeme ndax yàlla def na ni olof dafa ni koo xamul noo koy def ni mu la def moo tax yàlla def na ni bi ma toogee fee da ko man de damaa bëgg sama moromi woykat yi ma leen di dalal ñuy woy yonent bi daf ma ni demal nga def loolu neex te bi ma ñëwee tamit kanam yi ma fi fekk fasuwuñu dañ koo ibbi ñoom ñëpp su ma limee du ma juum waaye dama dul matal su ma ko waxee rek wax naa personnel bépp di wax ni maa ngi leen di jaajëfal di leen ñaanal di wax ni barab bi man sama xel sama bët jéggi na fi mu nekk nii Sunugal 24 sama xel sama gént jox na ma loo xamante ni weesu na fii te li ci kanam nag rawuli bët yàlla ñu yàlla may fekke ak tal bàyyi fi ñëpp yàlla na ñëpp fekke waat jataay bi ci yeneen at ci barke yonent yàlla Muhammad maa ngi bëggee waat ñëpp rek di waxaat ne yàlla na ñëpp am jàmm ci barke yonent yàlla Muhammad maa ngi leen di ñaanal at mi ñu jëm yàlla na dàq at mi ñu génn fopp ci barke yonent yàlla Muhammad jërë ngeen jëf bëgg naa ñëpp ay mu ngi noonu Djily Mbaye Djily xam naa dama lay da ngay dugal yow tamit parce que il faut ñu dugal jigéen ñi parce que tamit yéen góor ñi rek ngeen di dugal jigéen ñi tamit kër gi am na jigéen du mami rek moo fi nekk donc dugalal ma benn jigéen waaw fa tabarakallahu mu mel ni soxna Eva ngi doon toog ak fekk boobu kooku di soxna maam Mariama Bousso Jaaratullaay kon bu ko defee rek ki nga xamante ni mooy sangu jigéen ñi soxna Mariama Bousso dañ lay daal di dalal rek nga ñëw yow it ci barab bi daal di fësal sa yéene comme ni ko ñëpp defee rek ayca kooku moom mooy Mame Diarra moom tamit nekk ci biir kër gi tabarakallah di fi def liggéey bu am solo donc dañ koy bàyyi mu installé wu moom tamit donc moom mooy yore émission boobu nga xam si moom mooy Actu People donc moom mooy yore artistes yi donc tout ce qui est people feggoog ki nga xamante ni moom mooy Eva donc ñoom ñaar ñu bokk Mame Diarra ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Mahfouz. di nuyu ñi fi nekk ñëpp
di wax kontaan naa vraiment comme ni ñëpp wax rek la ñuy wax vraiment man comme ni ma ko waxee saa su nekk dama transhumé ndax transit laa doon def ñëw fii parce que dama ko bëgg ma ñëw fii aussi yow yaa ma fi indi ñu tette ma fekk suñu baax Mahfous Moustapha ak ñëpp ñu may jàppale jànguma ko li may def formation bi mais vraiment ñi may tette di ma teg ci yoon ñëpp ku ci mel ni Dóor waar chaque jour daf may woo sur ku jaar defal nii la di remercier aussi ki mel ni DG comme li ñëpp wax rek vraiment mënoon naa ñëw fii may yaa ma gën a xam daal mais tout le temps même bu la bëggee wax dara sax daf lay woo si bureau wax la sutura bi ko yàlla dénk man loolu moo ma gën a neex si moom mësul ñëw ci nit wax la yuuxu la wala li nga def nii non day préféré sax wala téléphone wala mu wala si bureau yedd la wax la vraiment ñu ngi koy remercier bu baax a baax donc Mame Diarra mi ngi noonu donc da nga bari tiitar nag doo wax rek ngay nekk di tiitaru nii quoi Mame Diarra yow tamit make-up bi moo rafet make-up bi rafet na trop donc da lay bàyyi nga daal di dugal keneen koo xam ne si nii tamit mi ngi ci kër gi yaay choisir tamit sama wéttal ku sama mag koo xamante ni man ak moom vraiment bi ñu nekkee fii xam ànd jigéen neexul mais mu nekk nit koo xamante ni féete na ma mag daal pour ma comprendre aussi vraiment parfois mënta ñàkk lépp ci cadre liggéey bi la waaye mu nekk nit koo xamante ni chaque jour rek ku wàcce boppam la ba ñi chaque jour mi nekk di ñu yedd macha allah di ma tette si milieu bi kooku mooy Eva dama koy dugal rek mu ñëw sànni ci kàddoom vraiment Eva donc borom Diamant Noir mi ngi noonu donc bismillah ñëwal toog yow it nga wax sa loo xam ne si nii tey ba nga ko wax ci Sunugal 24 ak yi nga xamante ni moom mooy équipe bi fi nekk. yaa ngi wax loo wax kat de Olof Ndiaye dafa ne koo xam ne ay waxee tax mu taal ci nam boo ko noppiloo yaa ko fandeloo te bu deewee yaa ko rey waxkat bi sax lañ may woowee ndax te saa bu bëggee ay wax lay wër di nuyu bu baax a baax sama nuyoo nag dama koy dooree ci ñi nga xam ne ñoo di internet yi Mahfous parce que wax dafa metti waaye di wax te kenn déglu la wala kenn seetaanu la moo gën a metti te gis nañ bu baax a baax jàpp bi nga xam ne ñi ngi koy jàpp di pousse Sunugal 24 ngir ñu mën a avancer bu loolu weesoo kër saa soo ca ñëwee da nga cay fekk borom kër gi te da ciy baax nga daal di koy nuyu ngir mu mën la dalal donc mën naa ne tey Sunugal 24 équipe la waaye dafa am nit boo xam ne tey jii buñ ne Sunugal 24 kooku moom mooy nekk ci bopp bi mu di le PDG di Aliou Top li ma mën a wax ci moom bari na mais dañ koy tënk ci lu gàtt nit bu oyof boo xamante ne nii mën naa ne sax kersa dafa dem ba dox sama diggante ak moom parce que moom noonu la ko yàlla bindee amaana tey mënoon na ñëw di ñoddi te bu ñoddee dañ ko koy nangul ki nga xam ne mooy duy say poos nga mën ci teral say parents donc kooku yoon la nga tarbiyu ko wala nga wéy ci ay waawam fekk leen fi yow ak Moustapha ngeen doon suñu papa ak suñu yaay di ñu tette si lu bari parce que ñun ay xale lañ tey jii bu ñu ñëwee bu fekkee am na position boo xam ne taxawee ngeen ko pour ñu liggéey du yomb mais Sunugal 24 équipe la képp ku nekk fii ak bépp décision booy mënti jël donc da ngay laaj sa avis naam bu fekkee xam nga ko mais partage bi dañu ko tàmm nañ partage boobu di gërëm bu baax a baax képp koo xam ne yaa ngi ci Sunugal 24 ku lim juum parce que ñun ñëpp comme équipe lañu donc ñun ñëpp benn lañu te kuy gërëm itam boo gërëmee keneen jàpp nga ni gërëm nga sa bopp parce que lépp du kenn lu ne li ñuy wax rek yëf yi seentu weer la kenn ku nekk mën nga seentu ba gis te doo buux sa morom te itam doon na loo xamante ne nii liggéey bu metti la bu fekkee jàppante wuñu bëggante wuñu donc dina metti di gërëmaat bu baax a baax le PDG waaye kenn du libaas man kaña gi laa ko tuddee libaas fil gu fi yàqu moo ko dagg moom day dagg di defaraat rek bu dee jaw moom sama lakkal la comme ni mu ko waxee woon sànq bi gi sama partenaire la wax dëgg yàlla nit bu baax ku gëm boppam kenn du dóor waar kooku du ma wax dara si moom xam na ma xam naa ko donc dama koy bàyyi ak yàlla di ñaanal képp koo xam ne yaa ngi ci Sunugal 24 di gërëmaat encore une fois internet yi nga xam ne ñoo ñuy suivre Mahfous. ayca bi ngi noonu na boo ñu sa bopp de waxkat bu rëy nga donc wax nga ba wër ay waxamay fay yow tamit nag may nangul loolu ba wër ñu en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax xam naa ci kanam tuuti mami parce que dañu may sifflé ci gannaaw Moustapha mami daf may dalal ma wax tuuti rek comme man dama ci ba ñu commencé ba léegi man maay wax donc tamit donc damay noppaliku nag te dama xiif ci suba ba léegi lekkuma il faut ma làqatu ci roq def yi fi njaayeen donc mami da ngay ñëw tuuti rek le temps man ma wax tuuti
daal di génn dem bàyyi leen ak seen i plateau ngeen assurer la deuxième partie. laata ngay jël deuxième partie bi xam nga bés bu mel nii tey jii du ma ne yombul. mais nag c'est très rare nga gis ko ci yenn milieu de travail yu mel ni comme Sunugal 24. ma àndoon ci ak jaara wax dëgg yàlla mu jàpp ci ñu def suñu kéem kattan tey jii ba mën leen satisfaire mu di li ngeen gis ci ginnaaw ak ki nga xam ne moom moo di suñu PDG lépp luñ ci mën ñu def ko ci pour mën leen satisfaire waaye itam ñi nga xam ne ñoo ñuy seetaan xam ne Sunugal 24 du wax rek la ñu mën mais am na leneen loo xam ne mën nañ ko te incha allah comme l'année tire à sa fin te ñi ngi entamé li nga xam ne moo di 2021. 2020 xawoon nañoo torturé bu baax mais jàppal ne 2021 bi du yomb. mooy dàq 2021 mooy dàq waaw en tout cas 2021 yàlla na dàq 2020 tey 2020 sax yomb na dàq nag donc Mamy da ngay ñëw 2020 yomb naa dàq donc Mamy Moustapha daf ma sifflé nee na ma si sooba léegi man maay wax donc maa ngi waxal nit ñi rek te man waxaguma donc mooy war naa wax juste pour ñu tëj parce que Bakka mi ngi ci ginnaaw te ki nga xamante ni artiste bu mag la nekkatul ki ñuy présenté moom te war na ñëw assurer li nga xamante ni moom mooy deuxième partie bi alors ma bàyyi la nga dalal ma li tax Moustapha ma wax lu baax pour ma war a dalal Mahfouz moo ma jaaxal nii moo ma jaaxal man nii sax waaw ndax dalal kat du yomb waaye daal say xeetu baax dinaa ko wax yeneen nag dama koy nëbb waaw ndax yaay mën naa ne yaay jaay taaru kër gi kooku mooy Alaaji Mahfouz macha allah waaye moom it waaw mooy jaay taaru kër gi ku gis ni mu toogee ak ni muy bii jëntoo sànq ba léegi sax nga war a xam ne jaay taar na waaye macha allah moom tamit comme ni ko Jaw di faral di waxee baaxkat bu mag bi baax rek la def macha allah ndax ku ñëw mu yaatal la jël ñëpp uuf teg ñëpp képp ku juum rek macha allah mu tegaat la ci yoon képp koo xamante ne am nga lu la metti da ngay ñëw ci moom wax ak moom mu dem ci PDG waxtaan ak moom te dara du ñaaw macha allah lépp rafetal nga ko lépp baaxal nga ko fii ci kër gi bi nga ñëwee ci kër gi ba léegi kenn merul kenn jooyul tamit macha allah kooku mooy Alaaji Mahfouz ñu bàyyi la nga wax yow it li nga xamante ne nii moom nga xam ci Sunugal 24 ak at mi ñu jógee mu di année 2020 bi lan nga ci rek seetlu ci xam naa li ma ciy wax gaa du bëri parce que wax ngeen lépp su ma waxee tamit xam naa damay waxaat lay nekk rek donc juste di wax lu ndaw rek ci Aliou muy suñu directeur général donc mu nekk nit bu oyof nekk nit boo xam ne si nii liggéeykat boo xam ne si nii bu saa yu xëyee moom man dama naan ko kii damay jàpp ne kii est-ce que nit la sax parce que moom da ngay nelaw sax mu lay liggéeyloo donc dafa liggéeykat la moom liggéey rek la xam donc mu nekk nit boo xam ne si nii ku ma respecté parce que man nit su bëggee liggéey rek dama koy respecté te man am na loo xam ne si nii def na ko si man tey def na ko si man suñu waa kër sax dañ koy wax dina ma yow xanaa doo noppaliku may leen ki ma nekkal la rek donc du ma noppali guddeeg bëccëg maa ngi ñu ngi liggéey donc mu nekk loo xam ne si nii lu am solo waaye tamit di remercier soxnaam madame Top donc ñu ngi koy remercier moom tamit gis nañ ni ñuy jàppe di remercier également ñi nga xamante ñoom ñooy équipe Sunugal 24 donc ci kaw ba ci suuf muy Moustapha su ma limee damay juum donc bu ma limee Moustapha rek donc lim naa ñëpp donc di gërëm bu baax sama soxna maa ngi koy gërëm bu baax parce que moom tamit madame Diop waaw ku am compréhension la ci man léeg-léeg ma guddee wàcc léeg-léeg ma dem liggéey guddee wàcc ma ñëw mu comprendre donc loolu tamit maa ngi ko ciy remercier bu baax a baax parce que mi ngi dawal compréhension en tout cas lu ma la mën ti wax daal pour gàttal Sunugal 24 moom 2020 bii defuñu dara dañ doon fo rek dañ doon fo wallaahi la dañ doon fo gis nga 2021 bii nii ci la ñuy xam ñan ñooy Sunugal 24 wala kan mooy Sunugal 24 donc dinañu wane beneen xar kanam indi yeneen innovation yoo xam ne si nii tey waxuma la Sénégal mais àdduna yëpp nañ ci teg seen. est-ce que mën nga ñu may tuuti ci li nga xamante ne nii 2021 Sunugal 24 naral na ko askan wi. non duñ ko surprise lay nekk. doo ñu may tuuti. surprise lay nekk en tout cas nañu xaar te et puis comme ni nga ko waxee yeneen organes yi nañu préparé. ñu préparé seen kaw lañ jëm. waaw macha allah ndax ku ci mel ni Mahfouz bu nekkee ci kër gi Moustapha ne ci kër gi ñoom Bigué ñoom Dóor waa ne ci kër gi. 2021 bi narta yomb du yomb waaw narta yomb Mahfouz mu mel ni rek ñu ngi def siñ sànq ba léegi suñu invité yi dañoo ñëw te dañoo xaw a yàkkamte xam naa dañ leen laisser des place bi rek ku ci mel ni Bakka Niang moom it mu ñëwaat def yu baaxam ndax gars yi xiif nañ de waaw Eva donc da ngay dugal Eva mu ñëw après mu dalal Bakka le temps Bakka préparé wu ci ginnaaw donc Eva ñëwal ma nga dalal ki nga xamante ni moom ba Bakka parce que wax naa ko ci début bi yow yaay assuré deuxième partie bi donc mu nekk ambiance doxalal